asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum ñëpp maa ngi leen di ziar suñu mbokk sénégalais yëpp di leen saluer bu baax fépp foo leen mënti nekk ci réew mi. waaw abonné yi gis naa vidéo bi jot naa ko plusieurs fois. waaw jot naa vidéo bi plusieurs fois envoyé ngeen ma ko lu bëri ni ma kaay soof kaay déglu gars yi Xalaat TV ñu ngi lay garwale. waaw sama gars yi foog ma rebondir quoi parce que gars yi dañoo saisir waa Xalaat TV pour ñu tontu ñu quoi parce que attaques yi commencé na metti ci réseaux sociaux yi. kaay soof dugg na ci xeex bi te affaire bi jël na yeneen ampleur donc foog ñu expliquer gars yi ñu xam Xalaat TV ñun yàgg nañ ko suivre muy def liggéey boo xam ne vraiment gis naa ni liggéey bu am solo la buy participer luy avancer le combat bi ah. waaye Xalaat TV tey pour la première fois gis naa ni da ngeen impertinent te da ngeen far ci seen vidéo bi ngeen def bëgg ñu attaquer ñun ñi nga xamante ne dañu ne kilifa diine yi nañu wax. attaquer ngeen ma man ci gaar wàlle mais man damay jaar ci yéen directement. Xalaat TV man bu may xeex maa ngi nekkoon ci métro yi di jaay sama bakkan nekk France di attaquer français yi ci seen métro yi. français yi mënoon ma rey à tout moment mënoon ma rapatrier à tout moment mënoon yàq nañ sama lépp man te waxuma ko kenn yuuxuma ko ci kaw maa ngi noppi di ko dund ak dignité ndax engagement ak xeex boo xam ne dañ koo dugg ci métro yi def ko ñëpp xam ko xamoo leen lu nekk ci suuf gis ngeen lu nekk français yi jéem nañu ko indil comme jafe-jafe donc ñun bu ñu waxee ci kilifa diine yi ñun dañoo am parcours dafa am foo xamante ni foofu lañ jógee ba yegg si fii tey ci combat bi. man bu ma doon xeex ñu bëree di nekk ci réseaux sociaux yi gars yi xamuñu leen woon donc ñun dafa am loo xam ne dañ ko xeex que ce soit sur le plan national ou sur le plan international yaakaar naa sax sur le plan international lañ ma gën a xamee que sur le plan national. donc Xalaat TV le fait que nga nekk mouride certainement mouride nga donc ñun en sociologie dañu jàngal benn affaire ñu ne objet booy jàng da nga war a fexe ba objet bi bañ la avaler. parce que objet booy jàng bu fekkee toi tu es partie prenante de loo xam ne da nga ko bëgg a étudier rek day am loo xamante ni objet bi da lay mujjee avaler c'est ça qu'on dit en sociologie da nga war a observer une distanciation boo xamante ni moom moo lay permettre nga émettre critique boo xamante ni dina objective. donc Xalaat TV dama leen di poser question le fait que nit jóge France pour demoon Touba ñu rey ko kilifa diine yi war a waxuñu. Xalaat TV da ngeen jàpp ni loolu dëgg la Xalaat TV maa ngi leen di laaj beneen affaire le fait que kilifa diine bi sëñ Mountakha Mbacké ñu jox ko suñu liste doléances yi ba léegi Macky Sall faju ci benn te sëñ Mountakha moo ñu newoon ñu toog moom dina topp ci lan mooy suñuy revendication ba Macky Sall faj ko. Xalaat TV revendication yooyu fan la toll sëñ Mountakha def na déclaration wax ñu. revendication yooyu fu mu toll ba léegi Xalaat TV deuxième question revendication yi ñu joxoon sëñ Mountakha fu mu toll. Xalaat TV troisième question yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi yee askanu Sénégal benn liste kese am ci Touba mu nar a nekk liste Benno Bokk Yaakaar Xalaat TV yéen da ngeen ànd ci loolu ci démocratie en tant que nit yuy xeex pour la démocratie dans ce pays da ngeen ànd. ak le fait que Touba am benn liste boo xamante ni liste xalif général des Mourides la te liste buy fal Macky Sall Touba lay doon Macky Sall wax ko ci Touba du sama waxu Macky Sall la. donc Xalaat TV yéen da ngeen ànd ci loolu donc Xalaat TV yéen tey seen analyse bi ñun duñu ay dof ñun duñu ay xare ñun duñu ay golo yi nga xamante ni dañuy topp nii rek te mënuñu analyser yéen mënoo leen ñu nax ñun parce que ñun même esprit critique bi ngeen di demee même esprit critique boobu la ñuy demee. même jàng bi nga xamante ni peut-être jàng ngeen ko lu ko raw boo moytul la ñun loolu lañ jàng ci diplôme yu gën a kawe yi ci université yi fii nii ci bitim réew donc mënoo leen dox si suñu maay le fait que ngeen di ñëw défendre kilifa diine yi tey c'est impertinent parce que posé naa leen juste ñetti question le fait que taalibe boo xam ne Touba la doon dem mu dee benn kilifa diine benn porte-parole Touba génnul wax kon yéen questionné ngeen loolu. le fait que Macky Sall ak sëñ Mountakha ñu ànd imposer benn liste Touba liste unique yéen da ngeen ànd ci loolu le fait que suñu doléance suñu jox sëñ Mountakha ba léegi benn fajuwu ci Xalaat TV da ngeen ànd ci yooyu
sama gars yi nañ dëggu waay nañ dëggu nañu dëggu tuuti nañ dëggu ci xeex bi quoi nañ dëggu ci xeex bi jeunesse bu ñuy suivre duñu ay golo duñu ay dof ay intellectuel ay nit yu muus ñoo ñuy suivre donc ñun saagawuñu ñun mosuñu fi saaga benn kilifa diine Xalaat TV man sama wax yu ma fi wax yépp saagawuma sëñ Mountakha dama koo sañu ma ko sax parce que kilifa la ci réew mi te dañ ko respecté waaye respect du tax ba duñ ko interpeller loolu ñëpp ñi nga xam te ni dañoo yaakaar ni ci réseaux sociaux yi dafa am benn dictature bu ñu mën a imposer doomu aadama yi ba seen xalaat duñ ko fi wax loolu da ngeen di perdre seen temps ñun lu ñu interpeller sëñ Mountakha yépp ay affaire la yoo xamante ni mais ça mérite réponse donc ngeen génn attaqué Kaay Soof loolu du tax ba sénégalais yi xam Kaay Soof risque bu muy jël parce que yéen kenn xamu leen man tey problème bu nekk mun nañ ma ko indil ci sama àdduna ndax dama fësal xeex bi musuma taxaw ci baat boo xamante ni dama koy modifier di ci waxee musuma taxaw di nëbb sama kanam dama génn fii nii France ñëpp xam ma seen service de renseignement yi xam ma génn si seen métro jël risque yi yépp ñu mun maa rey à tout moment loolu ñun dañu koo jël nëbbatu nag di wax monter ay voix nga ne yéen a gën a xeex ci Sénégal plus que ñi nga xamante ni ñu ngi exposer seen propre vie di exposer seen famille yaakaar naa loolu manque de modestie la honnêtement parce que yéen a ngi xeex c'est vrai yéen a ngi def xeex bu am solo waaye mënoo leen jël plus de risque que ñun déedéet yaakaar naa risque bu ñu nekk di jël ñun di affiché wu fu nekk di dem jusqu'à Pau di fa yuuxu Macron di dem di leen topp fépp fu ñu dem di fa def injustice ñu topp leen Bruxelles topp leen fu nekk ñu koy wër yaakaar naa risque yooyu noonu ki taxaw ci chaîne YouTube am kese di monter ay vidéo jëlul risque yooyu te kenn xamul kan mooy wax donc nekk murit bu mu tax nga far nee naa leen xeex bi bu ñu faree rek dañuy yàq xeex bi parce que dañuy jël suñu sensibilité lu ñu doon mu coloré mu déteindre si loo xamante ni moom mooy suñu liggéey gars yi ñëwuñu di attaquer kilifa diine yi ci ay affaires yoo xamante ni vraiment ça ne tient pas c'est que dañoo dégg ay discours sa way Xalaat TV dañoo dégg ay discours lakk naa la ginnaaw sëñ Touba bu ma sañoon lépp looy wut nga jot ko di wax ay wax yoo xamante ni Xalaat TV ay dof nekkuñu fi ñun dañoo toog déglu bu baax armée française dem Touba kon Xalaat TV da ngeen d'accord ci sëñ Mountakha lépp lu mu wax armée française ni moom nekk na xarit ak armée française waaye yéen kon sama gars yi yéen a ngi yàq seen xeex bi de yéen a ngi dénaturer seen xeex bi de dafa am foo xamante ni saa waay l'indéfendable personne kenn aussi pertinent que tu sois munoo toog nga ne da nga koy défendre yow yaa ci ëpp pertinence ñi nga xamante ni ñu ngi défendre son contraire c'est pas vrai on ne peut pas défendre l'indéfendable mais c'est prendre le risque d'être impertinent et c'est ce qui vous est arrivé. Comment vous pouvez cautionner le fait que ñii dem Touba ne xaritoo lañ fa dem wut ak sëñ Mountakha ne leen man ak yéen nekk nañ xarit maa ngi leen di soutenir yéen ngeen di ñëw nit yi bu ñu fustiger loolu ci réseaux sociaux yi ngeen ne ñi koy fustiger amuñu droit wax wala dañuy diaboliser kilifa diine wala dañuy ne kilifa diine wax mais Macky Sall du déglu kilifa diine mais loolu c'est des faits ça n'a rien à voir avec Macky Sall. Armée française bi dem Touba munoo fa tudd Macky Sall Xalaat TV munoo leen ne non mais attends Xalaat TV waxoo leen ak ay dof ay intellectuel ngeen di waxal ay borom xel ngeen di waxal vous ne pouvez pas défendre ça donc nit yi interpellation yi ñu interpeller kilifa diine ce n'est pas pour les insulter mais c'est pour leur rappeler que am na taxawaay boo xam ne ndaw yi ñu ngi koy xaar ci ñoom et personne ne peut nous interdire de le faire on le fera ku bëggul déglu day dem parce que xeex bi utiwuñu ci xarit utiwuñu ci ay fanatique utiwuñu ci kenn koo xamante ni bëggul dégg-dégg te loolu tamit bu leen nangu tombé ci piège boobu nee naa leen def ngeen liggéey bu nice ñëpp a ngi saluer liggéey bu ngeen di ngeen def ay investigation on salue le travail que vous faites mais tey ñëw ba gën a ñii di wax ci kilifa diine ils ont tort vous mentez c'est vous qui avez tort c'est vous qui voulez défendre loo xamante ni mais les gens ne vous comprennent plus parce que seulement murid laa damay dem ci mais lan mooy kilifa diine mooy ku lay jàngal diine ana ñaata taalibe lañ jàngal diine ci Sénégal Xalaat TV une question simple ñëpp ñuy naan taalibe nañu dañoo toog jàngal leen alxuraan dañoo toog jàngal leen yonent bi lu mu wax wala dañoo toog di leen nettali maam lu mu fi nekkoon di def
sëñ Touba li mu fi def loolu mooy kilifa diine wala kilifa diine mooy ku lay transmettre une connaissance dans un domaine précis loolu mooy kilifa diine c'est quelqu'un qui te transmet un savoir boo xam ne da lay jëlee ci ignorance mu yóbbee la foo xam ne savoir nga fay jëlee ana kan moo ko nekk di def ci ñi nga xam ne actuellement ñu ngi leen di wooye kilifa diine jàngal ay taalibe alquran teg leen ci yoonu yàlla ak yonent bi fan lañ ko gisee actuellement wax leen ma fu dul lu dul ñu gis nit yi bëgg a jël xasida substituer ko alquran ñun loolu lañ fi gis te yooyu bu ñu wax ci kilifa diine ngeen ne islam ça n'a rien à voir avec l'islam tout ce qu'on dit là ça n'a rien à voir avec l'islam ñun ñëpp ñoo bokk diine bi mais yéen ñi di xew nii ci biir diine bi mais je suis désolé c'est tout sauf l'islam donc défendez quelque chose mais bu leen ne non ngeen bëgg ñu yóbbu côté islam ñi dañuy xeex diine bi ñi ay nit la ñoo xamante ne dañoo contre islam dañoo bëgg a yàq islam dañoo bëgg a nasaxal islam non ce n'est pas l'islam moi je connais ma religion foo ma ibbil ci alquran ma liiral la ko foo ma ibbil ci alquran ma liiral la ko ba xara ba naas liiral la ko du ma càng fenn jàngal la ko normal nee naa la ñun dañoo jàng alquran jàng français xam lu diine wax xam jàng tubaab bi tamit nan lañ ci war a gëstoo donc yéen mais attendez vous ne pouvez pas tromper les gens Xalaat TV je suis désolé munoo leen fi tromper kenn gënoo leen fi jàng kenn gënoo leen fi am xam-xamu kenn côté islam que côté munoo leen fi nëpp munoo leen fi attendez yéen KS foofu mooy wax ak yéen de Xalaat TV ñun lu ñu xeex ci Afrique yépp ñu ko nangul ñun bu ñuy xeex chaîne Xalaat TV amutoon Xalaat TV bu may dugg ci métro yi di yuuxu jamono yooyu Xalaat TV kenn xamu ko ci Sénégal ñun moment yooyu lañ am ay millions de vues ci réseaux sociaux yi ci Facebook ak fu nekk YouTube ak fu nekk la ñu doomu aadama yi xamee donc ñun duñu ay nit ñoo xamante ni mun ngeen toog ne kenn xamu leen bu ñuy xeex kenn du leen gis ngeen bëgg ñu génnee leen photo manifestation yépp yu ñu fi organiser fii Paris képp kuy xeexkat Paris kuy wàcc ci ay manifestation xam nga KS Fof gis nga ko ci prise de parole am ci ay manifestation ñun duñu toog suñu biir néeg di wax manifestation bu fi am Paris jamono élection ba ci xawma kañ ñun ñu ngi fa ñu fi yàgg wàcc manifestation Paris xamee nañ ma fa duñu toog suñu biir néeg di wax de amul risque façon bu ñu fi jëlul pour Sénégal ñun pare woon nañ taal consulat Sénégal bu Paris mais gars yi dañoo ragal te man maa ko naroon jiite Xalaat TV ñun du ñu ay tàppet de ñun du ñu ay waxkat kese de donc booy ne ay nit ñi nga xamante ni kenn xamu leen ci xeex bi moi j'ai une autorité internationale làkk bi ngeen di làkk olof boobu Sénégal kese la yem donc vous faites un travail que je salue mais ça ne dépasse pas les frontières de ce pays-là ça s'arrête au Sénégal ñun notre travail transcende les frontières de ce pays c'est sur le plan africain donc boo leen di wax ak nit ñi bàyyi leen di mel ni ay doom seen ay doom ngeen di waxal quand des kilifa diine se permettent des dérives il faut que ngeen am courage ngeen nekk ay nit munoo leen topp di noot sénégalais yi di nax sénégalais yi chaîne bu am popularité rek nga ragal a wax dëgg parce que jënd nañ la parce que murid yi wër nañ la ne la bul musa wax ci kilifa diine lu ñu munti def noonu la man kenn jënduma je resterai un des seuls ñoo xamante ni am nañ notoriété internationale te kenn mënu leen tere ñu wax lu ñu gëm maa ngi nii man une notoriété internationale ba pare kenn mënumaa tere ma wax li ma yaakaar li ma xalaat kenn mënuma ko tere une notoriété internationale mun nañ jënd ñëpp ba mu des man mun nañ baab ñëpp mun nañ nax ñëpp ba mu des man kenn du ma nax man côté peuple bi rek laay taxawee faalewu ma kenn yàlla kese moo fi nekk leneen nekku fi donc attaqué KS Fof di ko jaarale ci ay teg xel waaw ñii nga xamante ni dañuy ne kilifa yi nañu wax kilifa yi Macky Sall du leen déglu waaye Macky Sall bu la dul déglu lan moo tax nga ñëw arrêté suñu xeex Macky Sall boo xamee ni Macky Sall du la déglu lan moo tax nga ñëw ne ndaw yi wax leen man lan moo leen metti dinaa ko faj dinañ ko faj ngeen toog bàyyi xeex bi boo fexee yow xam nga ni Macky Sall du la déglu lan moo tax nga ñëw arrêté suñu xeex bi Xalaat TV da ngeen jàpp ne ay dof ngeen di waxal xanaa sëñ Mountakha moo ñëw dugg suñu xeex bi arrêté suñu xeex bi boo xamee ni Macky Sall du la déglu bul ñëw arrêté suñu xeex bàyyi ñu jëli ko palais mais lu tax nga arrêté suñu xeex ba pare ni Macky Sall du la déglu déedéet
loolu vous avez manqué de pertinence je suis désolé vous manquez de pertinence mënoo leen défendre loolu man ñetti question yu ma leen posé seen prochaine vidéo dama bëgg ngeen tontu ci Touba benn liste bu am Touba Xalaat TV maa ngi leen ciy xaar benn liste bu am Touba te mu war a fal Macky Sall liste benn bokk yaakaar liste xalif général des Mourides loo leen ci xalaat laaj naa leen ko Xalaat TV ayez le courage ngeen génn wax ci sujet boobu le fait que ñu recevoir armée française à Touba ne ko de xaritoo nañ léegi armée française ak xalif général des Mourides Xalaat TV maa ngi leen di xaar ci question boobu ngeen tontu ko le fait que suñu doléance suñu jox sëñ Mountakha ba léegi kenn xamul fu mu toll Xalaat TV maa ngi leen di xaar ngeen def sujet ci loolu doo leen ko def vous n'allez pas en parler parce que boo leen ci waxee rek vous êtes obligé d'être objectif te boo leen objectifee rek dina blesser ay Mourides te si seen xeex bi yépp li ngeen di moytu mooy ay Mourides mere leen ñun faalewuñu ñun ñëpp nañu baax ñu des ak yàlla ñun loolu mooy suñu xeex nañu ñëpp baax ñëpp ñoo xamante ni bëgguñu dégg nañu baax ñu des ak yàlla ñun loolu mooy suñu xeex ñun xeexuñu pour du populisme ñun suñu xeex bi xàq la ñuy xeex loo xam ne c'est pas parce que pour avoir du buzz moo tax ñu koy def on le fait parce que dañoo bëgg nit yi yeew nit yi xam dëgg moo tax ñuy xeex waxuñu pour ray kenn waxuñu pour neex kenn dañuy wax pour suñu diggante ak yàlla kese moo tax ñuy wax ñuy mer nañu mer parce que wax nañ leen dëgg pas parce que saaga nañ leen parce que wax nañ leen dëgg képp ku ñu mere parce que wax nañ la dëgg rek sa problème la lijjantiwuñu ko ak waxinam ak ni nga koy waxee yéen vous êtes qui pour dire aux gens ce qu'ils doivent dire nit yi am lu leen metti seen 11 frères de ci xeex bi ñuy exprimer seen colère parce que suñu revendication yi amul fenn fu ko sëñ Mountakha yóbbu ba pare ngeen ne bu ñuy waxee nañu am nu ñuy waxee ñii dee ba pare fexe leen ba ñu ñëwaat à la vie ñii dee ba pare fexe leen ba ñu dellu si waat à la vie Xalaat TV ay nit perdre fi ay frères ngeen ñuy ne non dafa war a am nu ñuy waxee nan la ñuy waxee yéenay imposer nit ñi façon bu ñu war a waxee sama gars yi continuer leen xeex bi ngeen di xeex ay murid ngeen on respecte ku nekk lu mu doon man du ma murid du ma tijaan du ma dara simple muslim la du ma murid du ma tijaan du ma layen du ma ñaseen du ma dara loolu tey laa koy wax mu leer nañ mu leer ñépp bokkuma fenn man xam ngeen lan mooy sama diine yàlla ak al yonent bi alxuraanam ak yooyu kese amul fenn fu ma fal du ma dem ci benn gàmmu du ma dem ci bokkuma ci benn daayira bokkuma fenn li ma jàng samay waajur ñoo ma ko jàngal baqara ba naas ma jàng ko liir ko ba jeexal ko sama waajur sama papa mooy sama sëriñ ma moo ma jàngal islam xamal ma ko bu baax ci ni mu waree donc amu sëriñ amu benn sëriñ donc man bu may wax suba bu ma ko gisee Tiwaawan ñu def fa naka sudul noonu di ngeen ma gis ma génn wax ko suba bu ma gisee Tiwaawan ñu def naka sudul noonu dinaa génn wax ko ñun amuñu parti pris amuñu fu ñu far kii bokkuma ci benn tarixa laa leen wax la preuve sëriñu Thiénaba wax bu mu wax man maa ko fi dénoncé ne bu ñu confier dëkk bi ndaw yi dañ koy yàq man maa fi génn dénoncé ko mais lu tax waxoo leen bu boobaa yéen ñi dinaa murid yi lay attaqué lu tax waxoo leen donc bàyyi leen seen hypocrisie bi ngeen nekkee bàyyi leen hypocrisie bi ngeen nekkee ñun ci ñëpp la ñuy wax amul benn nit boo xamante ni épargné nañ ko ci dëgg bu ñu war a wax ni ñu koy waxee Macky Sall noonu lañ koy waxee kilifa diine yi est-ce que comprendre ngeen te du ñu saaga kenn yéen nag boo leen ñu bëggee saaga mun ngeen ñu saaga ci seen ay commentaire mun ngeen ñu saaga ci seen ay garwale mais ñun lu ñu gëm kenn duñu ko tere wax Xalaat TV daf ñu mën a imposer silence nit ñoo xamante ni kenn mësu leen gis ñun ñuy risquer suñu vie chaque jour mais ils n'ont pas de leçon à nous donner ñun kay ñu ngi leen di féliciter ci liggéey bu baax bi ngeen di def mais vous n'avez aucune leçon à nous donner et vous n'êtes pas plus digne que nous parce que ñun lépp dañ ko risquer ci xeex bi ay nit di ñu gis chaque jour mun ñu jàmpaaka mun ñu rey xàmmee ñu yéen tey mun ngeen voyager dem fu leen neex kenn xamul kan moo nekk ci ginnaaw chaîne bi mun nga voyager jóge Sénégal dem Touba jóge Touba dem Sénégal jóge France dem Sénégal mun ngeen dem fu leen neex parce que kenn xamu leen est-ce que ñun mën nañ ko
non non parce que ñun dañoo dëggu dañoo feeñ génnee suñu kanam mu leer naññ ñëpp di ko gis ñëpp xam ne Kayz Fof mooy wax risque boobu jëlagoo leen ko de donc bu leen yaakaar ni ci xeex bi yéen a ci champion de xeex bi yéen a ngi koy xeex ci anam yu rafet yu ñuy rafetlu waaye bu leen yaakaar ni yéen ay champion ci xeex bi de yéen kese yéen ay xeexkat ci Sénégal de déedéet nit mënul gën a nekk xeexkat koo xamante ni mu ngi fësal kanamam mënoo gën a nekk xeexkat koo xam ne mu ngi jël ay risque de façon directe yow sa risque bi c'est indirect ba léegi kenn xamul kan la donc il faut savoir raison garder boo gisee man ma wax ak yéen directement c'est que nax bi ngeen bëgg a nax jeunesse sénégalaise bi duñ leen ci bàyyi duñ ko bàyyi Xalaat TV duñ ci bàyyi kenn ñenn ñi sax dinañ ne Kayz day xaru di Xalaat TV lay at sama gars yi ñun amul kenn ku ñu faale ku dul yàlla faalewuñu kenn ku dem ba di interpeller Sëñ Mountakha kooku dafa faale Xalaat TV Xalaat TV que ce soit toi wala keneen ak keneen du ñu bàyyi kenn ku nax jeunesse sénégalaise bi ci fanatisme nga teg ko ci kaw fanatisme déedéet duñ la ci bàyyi faalewuñu kenn ñun déggoo leen li ma leen wax de que ce soit Xalaat TV que ce soit keneen du ñu bàyyi kenn ku abrutir jeunesse sénégalaise bi du ñu gëmloo ni kilifa diine duñ dégg Macky Sall ku kilifa diine buñ la dul déglu nga arrêté xeex bi yaa ñu tooñ